jaa ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi la ca gën a fës faatuk Fallou Sène étudiant ba am na juróom-ñetti fan tey jile fële ca université Gaston Berger bu diwaanu Ndar ba nag ni nag étudiants yi ña nga cap naqar jóge gu ñu ca dëj boobee étudiants yi di gën di wane seen bopp gannaaw kookee nga xamante ni kon dëddu na tey ji àdduna fii ci Ndakaaru ñi féetee ci université Cheikh Anta Diop ñoom it xëy nañu wane seen bopp toogaay ñaxtu nag la ñu amal di sàkku rek ci marito ñaan mu able muy jëriñ di njënk njàng mu kawe mi fële ca Ziguinchor kenn demul ñu des ak université Assane Seck étudiants yi nag ñoom daal dinañu rek door ab grève bu amul app nee ñu nag alxames ji daañu rek dox ñaxtu li ñuy sàkku rek mooy ñu indi leeral ci faatu kii di Fallou Sène beneen ponk ci biir xibaar yi muy dëkk ba ñu naan Ngoy ca département bu Bambey la nekk ay samba boy yu yori ngànnaay nag ñoo song dëkk ba gaañ nañu ca ñaari doomu aadama bokk na ci ab imam boole koog nag yóbbu koppar ñu xayma ko ci ñetti millions daañu waxee ci li ñuy faral di seetlu ci jamonoy koor muy conférence yi ñu ne nag dafay faral di bari loor waaye nag jàppale ni conférence yooyu lu mu bari ak lu ca askan wa jublu liñ ci jàpp rek léeg-léeg mu indi gàllankoor bu baax a baax loolu nag tax na ba na am samp ab laaj ci wàllu woowee ndax ñi nga xamante ne sax ñoom ñooy jaar di jàll yoon yeeg yooyu ñu ne léeg-léeg dañu koy baare imam Maktaax Ndiaye moom joxe na ci gis-gisam tàggat yaram daañu ci àddu ak sunu gaynde ci wàllu football ñi ngi waajal nag jongante bu mag ba muy coupe du monde bi ñu war amal ci Russie muy nag atum 2018 bi tey nag la seen tàggatu bu njëkk boo xamante ne ñi ngi koy def sunu gaynde yi ca stade Fodé Wade lay doon bu Saly tàggatu boobi nag ubbil nañu ko askan bi ngir nu ñëw xool seetaan leen mbokki ponk yaa ngi ni daan ci toftal xët yu njëkk yu yéeni kaay bu ngeen taaxir la tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee na jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko rek ak étudiant bi di Fallou Sène gannaaw nag ba mu faatoo am na juróom-ñetti fan ci tey jile fële ci université Gaston Berger bu diwaanu Ndar étudiants yi nag ba naga ni ñu ngay wéy di ko fàttaliku muy mettit woo xamante ni du gaaw a dañ ci seen bopp foofu dañu fay fekk ji suñu naataango Ousseynou Diop maa ngi lay dellu di nuyu. Fatou maa ngi lay nuyu bu baax. Mangook Ousseynou Diop mu mel ni dëddu na am na juróom-ñetti fan ci tey ni ma ko waxee muy étudiant boobu di Fallou Sène waaye ba nëgg ni xool yaa ngay tooy ca université Gaston Berger. waaw ni nga xam noonu la xool yaa ngi tooy ginnaaw rek Fallou Sène tey jii xam nga ni si lay am juróom-ñetti fan biñ ko fàttali léegi ndaxte fukki fan ak juróom ci weeru mai ci atum 2018 bi si la génnoon àdduna. moom Fallou Sène nag jamono ji nga xamante ne moom la ñuy wax ak yéen bu ñu ñëwaatee ci université Gaston Berger bu Ndar liñ ci njëkk a nemmeeku mooy xol yi moom dafa tooy lool ndax étudiants yi pour ñu wax sax ci lu jëm ci wàllu mbir mi day métti lool ci ñoom bi ñu leen laajee nag ñoom juróom-ñetti fan ba mbir mi weesoo lan la ci gis ñoom daal li ñuy wax mooy li ñu mën a àndal mooy pour ñu franchir sax lii di université bi dugg ci biir la ñu njëkk xalaat mooy turu Fallou Sène ak ñi nga xamante ni noonu la faatoo mu doon loo xamante ni ba léegi dafa des seen i xol ñoom nag bi mu leen laajee leen ndax ñoom lan la ñuy xaarandi ginnaaw nag ba ñi nga xamante ni ay kilifa la woon bokkoon ci recteur bi ak directeur bu CROUS ñu wàcce leen ñoom léegi lan la ñuy xaar ci desuwaat si njàng mi ñoom li ñu xamle mooy dañuy xaar coordination bi lu mu leen wax ñu def ko moom la ñuy def lu mu leen wax itam ñu bàyyi ko ñoom ñu daal koy bàyyi ñu xam leen itam ci wàllu commerce bi ndaxte xam nga université am na ñu bari ñoo xamante ni dañ fay jaay dem nañ xool ñi nga xamante ni ñu jëm ci wàllu commerce bi ñoom it ba léegi da nga gis ni psychologie boobu nga xamante ni moom la ñu am jëm ci wàllu Fatou Sène dafa des seen bopp ñeneen sax ñoo xamante ni wax nañ ci nee nañ ñoom ba léegi nii mënuñu ubbi di jaay ndaxte mbir mi dafa nekk loo xamante ni lu leen métti la yeneen ci ay professeurs yoo xamante ni dañu yore ay wala ñu yore ay direction foofu ci biir itam dem nañ gis leen la ñu wax mooy ñoom li ñu bëgg mooy xale yi daal di jàngiwaat ndaxte gis nañ ni état bi mi ngi def ay jéego waaye ñoom xale yi li ñu wax mooy que ni pour ñu mën a jàngi force rek justice bi nga xamante ni moom la ñuy laaj ñu daal ci taxaw na mu gënee gaaw xam ni ñoom ñu ngi waajal ñaar fukk ak ñeent ci fan bii seen marche bi nga xamante ni fii ci Ndar lañ koy amalee seen am ñu jamono ji ñuy wax yéen ñu ngi distribuer ay t-shirt yoo xamante ni yu rouge la wala boog yu noir ci kanam ñu def ci justice pour Fallou Sène ci ginnaaw ñu def ci Jumanga. Ousseynou. waaw avant laata ñuy tàggatoo ndax kilifa yi nekk foofu moo xam kilifa diine yi wala boog ñoo xamante ne nii am nañu gëdd ci diiwaan ba est-ce que ñi ngi waxtaan ak étudiants yi pour delloo si leen ndax ku ne xam na ne loolu metti na te étudiants yi ni nga ko waxee jël nañu dogal ne ñoom balaa ñuy dellooti ci classe yi faaw ñu am lu leer. waaw ni nga ko waxee noonu la parce que xam nga ni am na ay kilifa yoo xamante ni kilifa diine lañ njëkk dinañ ci ay kaddu
da ngay xool seen xutba yi nga xamante ni moom la ñuy def ci bu ñu daal di defee ndog ba pare. li ñuy wax ku ci mel na imam bi nga xamante ni moo nekk ci sunu imam bu jumaa Ihsan Abdoulaye Cissé yàgg na ci wax nee na xale yi li mu leen di ñaan mooy ñoom ak état bi ñu toog nekk benn. bu wàllu culture bi dégg ngeen rek démb ci wàllu wàcc kamil bi El Hadj Anibal Ndiaye Dolbert yooyu na ci yàbbi yeneen ci ay kilifa itam ñu ngi ciy yàbbi waaye xale yi nga xamante ne ci université Gaston Berger bu Ndar ñoom li ñu wax mooy bugg nu daje keneen bugg nu waxtaan ak keneen ki ñu soxla jàkkaarloog moom mooy le chef de l'État le président de la République Macky Sall. ma ngoog Ousseynou Diop ñu di ko jaajëfal bu baax a baax foofee nga daanale muy nag étudiants yi nee nañ kenn képp la ñu bëgg a jàkkaarlool muy université Gaston Berger bu Saint-Louis muy nag njiitu réew mi Macky Sall ñi nekk fii ci Ndakaaru tamit loolu la ñu wax ca université Cheikh Anta Diop étudiants yi nag nee nañ kenn képp la ñu bëgg a jàkkaarlool muy njiitu réew mi Macky Sall tey nag xëy nañu rek amal toogaay ñaxtu di sàkku nag ci jëruñ ji di Mary Teuw Niane mu able bu weesoolu tamit ñi ngi sàkku ñi nga xamante ni ñoom ñoo jëlee woon ay gaañu gaañu ca keroog ba ñuy jaamarloog takk der ya ñu taxaw leen bu baax a baax ci seen wàllu wér-gu-yaram Pape Fara Ñinga Diop bi ñu ngi exiger également que Mary Teuw mu dem. lii bokk na ci seeni bëgg-bëgg ministre bu yor wàllu njàng mu kawe mi ñu tekki ay ndombal tànkam étudiants yi nekk ci université Cheikh Anta Diop gannaaw ba ñu amalee ab toogaanu ñaxtu ayu bés ba ñu fàttee seen naataango bii di Fallou Sène ñoom nee nañ dootuñu dellooti ci classe yi te amul benn app bu dee saafara wu ñu li ñu mel. recteur bi ñu dàq. ak directeur course bi loolu ñun du ñëwul ak bu fekkee woowuñu ci ay négociations yu franche ak sincère. décrété nañu grève bu amul app. illimité. ñoom jamono ji li ñu bëgg mooy janoog njiitu réew mi ngir mun koo wax seeni jafe-jafe. ñu ngi leen di wax itam am na document bu ñuy préparer une plateforme revendicative. pour en discuter qu'avec le président de la République. pour ñu waxtaan ci kudul ki nga xam ne mooy jiitu réew mi. mooy Macky Sall. parce que suñu ay problème yaakaar nañu moom kese moo ko mën a saafara. ñu ngi leen di wax tam li ñuy woowee réforme de l'enseignement supérieur bëggoon nañ ñu xool ko saytuwaat ko xool fan la toll lan moo ci baax lan moo ci baaxul parce que ay coppite boo ko indee da nga ko war a xoolaat lan moo baax lan moo baaxul. leneen loo xam ne ñu ngi koy laaj moo nekk seen naataango étudiants yi nga xam ne gaañu nañu ba ñuy jaamaarloog ñi di way takk der yi ñu daal leen faj nguur gi jël charge yëpp. ñu ngi koy wax itam bi ñuy jàmmarloo ak ñoom dañoo gaañ juróom-ñaar ci suñu ay xarit yu am ay blessés yu sérieux yu grave et donc ñu ngi exiger état bi mu toppatoo ñooñu jël seen prise en charge. étudiants yu université Cheikh Anta Diop yi daal di leeral ne nay boolewuñu xeex beeg yeneen université bi di xàccandoo di dóorandoo ñoom ñu ne xeex bi dinañ ko doxal niñ ko bëggee ba yoon daal di am ci mbir mi. Pape Fara ñi ngi kàddu gi nag genn la ñu féete fële tamit université Assane Seck bu Ziguinchor ñoom it loolee la ñuy sàkku muy nag janook njiitu réew mi Macky Sall ñoom nag door nañu rek grève bu amul àpp ñu ne alxames ji daañu amal rek doxub ñaxtu foofee ca diwaanu Ziguinchor daan ci dellusiwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu wax nag ci ki nga xamante ni moom la ñu dénkoon CROUS ca université Gaston Berger bu Saint-Louis muy directeur ba Ibrahima Diawo nag gannaaw ba ñu ko jëlee foofee mu newoon tey ji nag yëkkati na ay kàddoom yu njëkk di nag maanaam ne ànd na ci dogal boobu nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall moom la jël ndax lañ ciy jublu rek mooy jàmm am ca université Gaston Berger bu Saint-Louis bu weesu lool nag mi ngi sàkku ci coordination boobee boole étudiants yi ñu delluwaat ca classe ñu teewlu ko ci micro Seynou Diop. am metti na président def na li mu war li ngeen laajoon mooy na Baray Dalaay Kan dem Ibrahima Diaw dem ndax ngeen am jàmm loolu yàlla président defal na leen ko. nangu nañ ko tamit bu baax a baax a baax moo tax ñu ngi leen di ñaan yàlla sunu boroom ngeen delluwaat jàngi si nu ma gën a gaawee ndax jàng boobu wax dëggante yàlla moo gën si yéen gën si seen waajur gën si sunu Sénégal bii maa ngi leen koy ñaan si barke weeru koor wi ñu sant bu baax a baax président de la République te nangu tamit dogal bii mu jël ndax dogal bi mooy li gën ndax loo xam ne bu fekkoon dañuy jaw na nga taxaw ñu rendi la sax nga dee ndax université bi am jàmm nañ ko def ndax xale yi ñoom ñooy avenir u Sénégal émergence bu mënul am te xaleel amul xam-xam kon lii bu amee dañ si sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla sunu borom président de la République naqar wi tegu si sunu kaw di ko jàll population Fass bi lépp ñu ngi si gannaawam
taxawaay ba ñu taxawoon taxawaay bu ko gën a ëpp la ñuy taxawaat incha allah nem soob da yàlla suñu borom. étudiants yi nag saa yu ñu yuuxoo rek lu ci ëpp ku ne xam na ni ay bourse lay doon bourse yooyu nag ñuy jot ndax bari na lu mu leen di jariñ lu mu ci mën a doon na loo xamante ne daal bu ñu ko jëlee bu ñu ci defee lañ ca war a def booy xool daanaka seen soxla yu bari du faju kii nag ab taskatu xabaar la mu yëngu sax laay wax mu ngi tàggatu ci wàllu tasum xabaar licence fële ca CESTI muy Moussa Ngom moom nag joxe na xalaatam ci bourse yi mu jàpp ni warees naa def ay jéego yu baree bari ay sutu pay Pape Sangone Mbaye. étudiant bi ngeen di gis boursam toll na ci $2,200 moom nag bu ko jotee bu ci defee yim ci war a def li koy dese néew na loolu. bourse bi du tax nga mën ci génn carrément parce que 36 000 boo ci jëlee li ngay fay. boo nekkee restaurant ngay lekkee dina war a am benn minimum 11 000 francs boo xamante ne di nga ko ci dépensé. bu dee dépense bi dem ci transport minimum 10 000 francs 15 000 francs par exemple pour man mii di dëkkee Sicap Liberté 5 xam ne soriwuma fi kon mën naa wax ne bourse bi dañuy may rek pour ñu mën a am lu ci lu ñu sukkandiku. bu demee nag ba xamante ne xaalisam mi ngi jeex wala mu ngi waaj a jeex mu dem ci ay waajuram. damay obligé nekk samay parents neen abal leen ma nangam bu bourse bi génnee ma fay leen ko loolu def naa ko ba tay ba may nekk université Gaston Berger def naa ko ba tay ba may nekk université parce que ba may nekk université Gaston Berger demi bourse laa noonu am kon boobu daanaka sax amaan na dañ ma ko doon may loolu du woon sax lépp fii tamit ba tey même problème yi ngay am yenn saa yi da ngay soxla ñu lebal la daanaka quelques sommes yenn saa yi nga fay leen ko yenn saa yi tamit ñu jégaloo ko. li mu si yokk itam mooy ne bu nguur gi jëloon as tuut dolli ko ci bourse yi defe naa ne dina gën a baax ci ñoom. parce que investissement la quoi parce que fii ñëpp xam nañ université mu demee kenn bëggu fi toogal sa bopp. loolu d' investissement à perte yaakaar naa politique yi dañu dul seetlu ci côté boobu parce que bu ñu xoolee as boobu rek dinañ xam ne même bourse bi actuellement war nañ ko mën a revaloriser ou du moins bu ñu ko revaloriser wul ñu mën koy fay à temps. boo amee nag bourse entière di nga am $2,200 boo amee li ñuy wax demi bourse di nga am $3,000 yoo teg $1,000 am na nag benn aide booy am waaye aide boobu ci at bi yëpp nga koy am mu toll ci $10,000 boo teg $2,000 lii étudiants yi xamle nag mooy ne xaw na dëgër loolu ci ñoom. jaajëfal ko Aïssatou Paye ñu daal di seetlu tamit meneen mbir muy mai 1968 mai 2018 am na juróom fukki at ci tey ñuy fàttaliku nag yëngal boobee étudiants yi amaloon ci atub 1968 ak ki nga xamante ne ni moom moo daal di sos li ñu duppee Union démocratique des étudiants du Sénégal muy Mbaye Diack nee na nag xel mënta nangu juróom fukki at gannaaw bi juróom fukki at ñu gis ni ñii di étudiants yi ñu ngi jànkonteel ba tey ay jafe-jafe ci wàllu bourse moom moomee nag bokkoon ci mouvement boobu ci atum 1968 Alassane Ba. ab laaj la ko yónnee moom njiitu réew ba woon Léopold Sédar Senghor moom Mbaye Diack mu jaarale ko nag ci recteur ba woon bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru. le recteur politicien la tuddoon ndax boobu université bi France ko moom recteur yi ay tubaab rek la ñu doon alors politicien ba mu wooyee ma ñëw ak délégation mo bureau mun ma Mbaye Diack président nee na dafa bëgg nga wax ko lu leer ndax da nga ko bëgg a daaneel wala déet loolu rek la ma wax la ko li mu bëggoon nga wax ma yow la nga ci xalaat ma ne ko man mënuma répondre ci question boobu ndax man xaw ma luy daaneel gouvernement ak lu koy taxawal. mu mel ni kon ci jamono jooju nag kii du njiit réew mi Senghor commencé woon na jaaxle ci grève bi nga xamante ni grève avertissement bi ñu amaloon moom mi mu nekk acteur principal ci événement mai 1968 jiite woon Union démocratique des étudiants bu Sénégal. Balde ñëw fekk ñu def suñu meeting mu daal déclaré léegi étudiants yi nga xam ne ñoo ne ci université ñëpp d'accord nañ ci grève bi léegi c'est une grève générale. alors le 28 la woon au soir je crois le 29 mercredi si je ne me trompe pas alors ñu envahir université bi rey nañ fa benn étudiant. mbiru bourse waraloon li ni mel tey ji nag juróom fukki at mu mel ni kon dara soppeeku ci mbir mi metti ko moom Mbaye Diack fukki fan ak juróom ci weeru mai bi étudiant bii di Mouhamed Fallou Sène ñàkk bakkanam. dama ne nag Macky Sall xam ne moom dafa amoon bourse de jàng ba am ay diplôme fii ci université Ndakaaru bu doon ci diggante bi ay mbokkam rek képp
comme man mii tey du ma doon li ma doon du ma doon professeur de mathématiques moom itam du doon ingénieur en tout cas dans son domaine donc nañu góorgóorlu ba dimbali étudiants yi. ab woote nag la def ngir fexe nag ba ñu wut saafara ci jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy dund mu jëm nag ci wàllu bourse yi. na gouvernement bi dellu si ànd ak xelam ak sagoom étudiants yi aussi nañu ni xam ni booy laaj dara mënoo am lépp man en tout cas 1968 noonu la woon gouvernement bi nangu woon discuter ak ñun ñu itam nangu woon nañu discuter ak ay moom ñu trouver ay solution. mai 1968 mai 2018 sunu université yi di wéy di dund merup étudiants yi mbiru bourse nag waral li ni mel. acteuru mai 1968 di waajal di ko màggal ñu fas yéene ci itam nag andi ay xalaat ngir wut saafara ci jafe-jafe yi nga xamante ni suñu université yi ñu ngi koy dund. cant ak ngërëm ñeel na la Alassane Ba lii nag ca Pikine la xew démb ak njombe la muy nag benn gendarme la woon sax lañ wax moom moomee nag àndul woon ak xelam dafa mujjee nag jël balu fetal sox ko ci gémminu boppam ba ñàkk bakkanam police nag ubbi na ab enquête ci wàllu woowee Salif Sow. altine gi ba tàkkusaan di waaj a jot sa diwaanu cité Lobat Fall la jiyee ji xewee benn oto lañ gis mu jékki-jékki taxaw. ñu xaar tuuti dégg lu ne teel ndeke balu fetal la ki ko doon dawal moom moo xaru nee ñu balu fetal bi la dóor ci gémmiñam ci biir otoom la xaroo waa police scientifique ñëw nañ ci bërëb bi def seenub liggéey ki nga xamante ni mooy commissaire bu Pikine moom moo jëgee enquête bi la moom mi nga xamante ni moo ñàkk bakkanam xamal nañ ñu ab gendarme la woon nee nañ ñu àndutoon ak xelam tamit. Samba Diéry Diallo foofa la mujjee liggéeyee moom amoon na ay soxna yu bari Maguette Mbaye ëppaloon na juróom benn fukki at ak ñett néewam bi jël nañ ko yóbbu ko ci benn morgue ci hôpital yi nekkee ci Ndakaaru. dëkk bi nag ñu naan Ngoyit nekk ca département bu Bambey ay Samba boy nag du yore ngànnaay ñoo song dëkk ba gaañ nañu ca ñaari doomu aadama bokk na ci ab imam boole kook nag yóbbu koppar luy tollook 3 millions ci suñu koppar dinañ ci dellusiwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu dem ba Malika wax nag ci askan nga xamante ni ñoom ñoo fay yeewoo askanu Malika nag ñoom ñoo ngay joxañ baaram rek maire ba fa na ndax nee ñu daal dañoo bëgg a saax-saaxe seeni suuf rawatina ak fa féeteeg filaawo ya loolu nag ñu ne dañu koo bëgg a jaay daal ay promoteurs yoo xamante ne nii ci wàllu tabax la ñuy yëngu waaye tamit dinañ koy faral di jaay ay doomu aadama yoo xamante ne nii kenn xamul fu ñu jógee moo waral nag ndaw ña taxaw lànk ne du ca dal ñu ne nag loolee daal duñu ko seetaan benn yoon maire ba di ko doxal ndax loolu moo waral sax ñoom it ñu daal di xëy daal di amal ab toogaayu ñaxtu dañ ci teewlu Aliou Mbaye moom moo wax ci turu kon askanu Malika boobu ci micro Salif Sow. mënuñu woon nangu ñu xëy benn bés gouverneur wala ñeneen ak ñeneen ñëw fii ñu ne noonu dañuy dagg benn côté jox ko Yëmbal dagg beneen côté jox ko ay privé comme par exemple EDK loolu ñun duñ ko nangu ci biir territoire bi Malika ku fiy dugg dafa am bunt da ngay jaar ci bunt mën a dugg wax ak responsable yu fi ne mais duñ jóg un bon jour rek bu ko naan dañuy dajji àll bi jox ko ay privé ñun ñu toog loolu dañ koy bañ. moom fi yëpp tey dañuy wax DR am DP. tey DP bi fii mooy suñu frontière ak département ak kii di moins Guédiawaye ñun fii mooy suñu frontière ñun littoral bi la ñu am mosoo dëgg ñu ne Yëmbal sur Mer amul Malika sur Mer la ñuy wax mosoo dëgg ñu ne Kër Massar sur Mer amul kon donc ñun suñu frontière fii Gandaay bii la ak Tivaouane Peulh Kër Massar amu ci Yëmbal Nord amu ci nañ may suñu jàmm nag wax dëgg fa la ñun bëgguñ coow instant bi ñu ngi taxaw pour liggéeyal suñu dëkk ànd nañ pour lépp mais nag du ñu nangu benn autorité ñëw fii naan daf ñuy xañ suñu suuf duñ ko nangu ba léegi dañoo rakkaaju suuf la ñuy bañ a gis ñun ne dañuy jaral lu nekk ay lëbu pire la ñu duñu daw duñu reculer ku fi ñëw danañ ko jàkkaarloog yow au président de la république li gars yi di def fii ci suufu Malika na ko yëg ñun jeunes yi taxaw nañ nag lu ñu ci waxuma la ñun jaral nañu lu ne benn bukki di fi ñëw benn kaña du fi ñëw ñun ñu ngi fii la ñuy fanaan fii la ñuy def suñu lépp gouverneur dañ koy dénoncer ak préfet ak sous-préfet ñoom ñëpp la parce que genre lobby yo gars yi def pour jéem a xool li ñuy organiser bi duñ ko nangu te ku fi ñëw dag ñu fi fekk. ñu àddu nag ci leneen muy cour suprême bu Ndakaaru ni ki ëllëg nag dana fas yéene rek àddu ci mbirum délégué yooyu nga xamante ne dañu leen a dàqoon ci kër gi ñu naan diplôme nag di liggéey daal di yëngu ci mbirum liggéeyub acier procès bi nag ñu ne dañu koo tëral rek te boolewuñu ci avocat yi nga xamante ne nii ci partie civile la ñu fare ñi nga xamante ne nag ñoom la ñu dàq kon ci mbir moomee nee nañ ëllëg it fas nañu yéene amal
amal ab mobilisation bu takku ca kanamu cour suprême Ibrahima Sey moom moo wax ci turu kuréel googe ëmb délégué yi ñu teewlu ko ci micro Salif Sow. dañoo jàpp ni depuis 2 ans ñu ngi wax ñu ngi dox ñu ngi dem ñu ngi ñëw mais jusqu'à présent daal tey lu ñu war suñu àq suñu lu ñu war am dafa des ba léegi tey diplôme dafa xëy rek dàquñu ñun travailleur diplôme yi xëy rek dàquñu ni lettre ni rien donc bu ñu demandé mu demandé moom inspection du travail pour dàq délégué du personnel yi bu mu demandé inspecteur bañ bu inspecteur bañee bu def recours dem ci ministre bi bañ bu mu defee loolu ñun aussi on a saisi le tribunal sur toutes les procédures entamées tribunal jox nañu dëgg ne diplôme daneen da condamné da war a fay lu toll ci 150 millions suñu xaalis. léegi nag tey ñu ne loolu bu ñu jàngatee loolu dañoo jàpp ni diplôme daa am lenn lu mu nar mooy benn carte moo ko desee muy au niveau de la cour suprême moo ko desee parce que fa la def recours pour excès de pouvoir du ministre bu mu defee loolu nag ñun boobu bële ñu toog di xaar on n'avait pas amuñu convocation amuñu dara mais dañoo jàpp ni suñu avocat dañoo woo démb nañu kat dossier bi dañ koy délibéré le 24 jeudi bii te ñun en tant que travailleur en tant que avocat moo dafa war am information dañ ko war a convoqué war ñu informé ko situation bi loolu nag bu mu amee nag ñun en tant que nit ay di am xel di xeltu ñu tiit ci dossier yi fa la war a jëm. léegi nag dañuy lance appel ak autorités yi ak président de la république ak suñuy njaboot ak suñuy amis suñuy parents képp koo xam ne travailleur na Sénégal jeudi ñu dem cour suprême pour fekkee loo xam ni peut-être dans l'histoire du Sénégal bu amee tamit benn lay am. mangook Salif Sow jéem ngeen a sax jokkoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite kër googee di diplôme waaye nanguwuñu yëy yàbbi ci kàddu yu tukkee nag ci ñooñu nga xamante ni ñoom la ñu dàqee ca diplôme ñu wax ci wàllu njàng meek njàngale mi fële ca Pété nekk ca département bu Podor inspection ba nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu njàng ma ak formation foofee kat ma ngay yëgal nguur gi la nga xamante ne nii ma ngay gàllankoor njàng ma foofee rawatina ak njàngum xale yu jigéen ñi lu ca mel ne nag teel a maye giñ leen di maye muy xale yi nga xamante ne ci école primaire daanaka la ñuy ne waaye tamit léeg-léeg la ñuy nemmeeku rek muy nag liñ leen di liggéeyloo ci biir kër yi loolee tax na ba ñuy sàkku daal ci kilifa yi mu sampap politique boo xamante ne ni dina tax nag gone jigéen ñu mën leen a téye ci école yi ñu teewlu Serigne Fall moom mooy inspecteur bu Pété ci micro Ousseynou Diop. nemmeeku na nag waxtaan ren si mbirum jàngu jigéen ñi. surtout nu ñuy desee ci école bi ak nu ñuy mën a réussir comme seen moroomu xale yi parce que dañoo nemmeeku kat ci inspection bi que ci école élémentaire yi même ci collège yi jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi mais buñ demee ba ci résultat yi dañuy gis ne résultat góor ñi ñoo gën a baax résultat jigéen ñi donc ba pare effectif yi di gën a wàññeeku. parce que dafa am ay yu bëri yoo xam ne mooy gàllankoor jàngum jigéen ñi. parce que jigéen ñi bu ñu wàccee ci école yi ñu demee ci kër gi ñiy def lu ñuy wax ay travaux domestiques mooy que duñu am temps toujours jàng ndaxte day am yeneen liggéey yoo xam ne ci moo leen def ñenn ñi sax dañ leen a maye ci ñu nekk xale yu ndaw nekk primaire ñu maye leen ñenn ñi sax mariage yooyu duñ ci ànd mais lu ñuy wax mariage forcé la. donc yooyu yëpp ay gàllankoor la ba tax ne jigéen ñi duñ mën a continuer ba réussir comme seen moroomu jigéen ñi ñu jàpp na nag loolu dafa baax ñu waxtaane ko pour que population yi autorités yi ñi fi nekk ñëpp gis ne kat bu ñu bëggee jëmale IEF bi kanam mooy xale yëpp mën a am ci ay chance réussir il faut côté boobu aussi ñu am ci jàng. gannaaw njàng mi ñu wax rek ci askan wa nga xamante ne nag ñoom ñooy yeewoo ca Chérif Nord ak Léona Chérif ñoom nag doon nañu am ay jafe-jafe yu tar ci wàllu dem ak dikk waaye nag tey jii kuréel gi nga xamante ne nii moom moo ëmb notable ya ak délégué de quartier yi taxaw nañu rek ngir dimbali seenub askan am na benn pont boo xamante ne def nañu ko foofee ngir yombal nag jàll ba jëmale ko ci askan wa bu weesoo loolu gannaaw pont bi ñu ngi sàkku na ci kilifa yi ñu dimbali leen defar barab yooyu ndax lu bon ñoom liggéey nañ ci kas néew Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb. lu jànkonteeg lu yàgg dem ak dëkk nag ci jafe-jafe yu metti askan wa yeewoo ca Chérif Sud Léona Chérif ak Chérif Nord mën nañ noyyiwaat bu baax ci jàppale ko lii di collectif bi ëmb ñii di notable yi ak délégué de quartier yi ñoom taxawal nañ fa nag ak pom bu bees tàq ñu amal ko nag ci seen propre moyen.
ma ngoog ñuy jéggalu ci jafe-jafe boobee ñu dem nag ba fële ci Sénégal oriental gannaaw nag financement bi nga xamante ne rek kon jagleeloon nañu ko soxna yo foofu muy soxna yi nga xamante ne ñu ngay yëngu ci njënd ak njaay moo xamante ne taxu kaa demee noonu soxna yi nag tey ji jiital mouvement bi ñu duppee Macky ak xéewal muy Thierno Arabiou Diallo moom nag mi ngi sàkku daal ci nguur gi gannaaw nag loolee ñu dimbalee soxna yi nañu fexe tamit ba daal di gën a kon soqali dëkk boobee nga xamante ne duppee nañu ko Jalube ñu ne dëkk la boo xamante ne dafa xaw a làkk lool waaye askan wa ña ngay jànkonteel ay jafe-jafe ci wàllug wér-gu-yaram courant it naka noonu dañu fay fekki Moussa Omar Gueye. Macky ak Keewal ci pulaar mu nekk lu ñu mën a firi ci Macky ak mbooloo mu takku ci atum 2019 nekk na li nga xam ni sos nañ ko ci Tambacounda ëpp na at ki nga xam ni moom mooy njiit li di Thierno Mamadou Arabiou Diallo nee na léegi li gën a jiitu ci li nga xam ni mu ngi koy amal ci wàllu yëngu-yëngu mooy fexe ba jigéen ñi mu jàppale leen ñu mën demal seen bopp noonu nag mu génnee lu ëpp fukki million ci suñuy koppar daal di koy jébbal jigéen ñi lu jëm ci wàllu financement ba tey ji lu ëpp ñaar fukki GIE nekk ci Tamba ñoo ñëpp jagleel na leen ay financement. soo gisee nit ki muy def dara yàlla dafa ne ku tànn dimbale sa morom il faut ni ki nga am xol bu yaatu nga mën a dimbale ma gis xale ma gis jigéen ñi dañu sonn ma jël sama initiative pour jàppale leen waaw gis naa ñoom dañuy am ñoo dañuy gas xeer di tamisi xeer yi ma gis ne ñu ngi laal taabal yi si goudron bi am ñoo xamante ne ñu ngi si mbedd bi donc chaque jour dañuy ñëw dama solliciter ay ndimbal ma xam ne moom loolu yëpp mënul continuer chaque jour yaa ngi jël nit ki nga 1000 francs 500 nga jox ko loolu mënul continuer moo tax man xaaral ma jël initiative li ma am mu néew mu bëri du xaalis keneen sama xaalis bopp la maa ko ñàkk man xaaral ma jël ko ma jàppale leen apport amul garantie amul dara ma jàppale leen parce que même boo leen laajoon garantie amuñu ko. mouvement Macky et Keewal yemul ci commune bu Tambacounda léeg-léeg dafay génn dem na ci Wuro Thierno nekk fële ca Dialloubé waaye itim ba tey di xool jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy jànkuwanteel ngir daal di koy fësal jëm ci wut saafara. 23 kilomètres de Tambacounda ci Dialloubé mu sanc fi dëkk mu tuddee ko Wuro Thierno ñaar fukki village sax yu teg yi nga xam ne ñoom jafe-jafe lu ñu am jafe-jafe bu ñu gën a am mooy yoon d'abord. koor jafe-jafe fajukaay jigéen bu motoo fii mais problème sax pour nga jëlee ko fii sorewul Tamba mais pour nga yóbbu ko jafe-jafe yoon bi moo indi gàllankoor. Thierno Mamadou Arabiou Diallo ci fàttali at bu nekk ci weeru janvier dafay amal ay bésu ñaan ngir jàmm ci àdduna wërngal këpp rawatina ci umma islamique daal di ko jagleel ki nga xam ni moom mooy Macky Sall. niñ ko waxee woon ci ponk xibaar yi ak conférence yi ñuy faral rek di nemmeeku ci weeru koor wi di conférence yoo xamante ne nag dinay bari lool waaye nag dina amit lu muy gàllankoor ci askan wi ndax léeg-léeg rek dañuy lang ci koñi mu nekk nag loo xamante ne nii ñay bëgg a jaar di jàll dinañ di am ay jafe-jafe imam Makhtar Ndiaye moom lañ mu ca jàpp rek mooy loolee bokkul ci santaane l'islam kii di Serigne Modou Bousso Dieng moom it wax na xalaatam ci mbir mi. nee na nag ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo fay faral di nekk di waarate tamit kenn mënu leen a génne ci mbir mi Pape Fara ñi ngi Mardien lañ ciy àndal. chaise ak i weñ yu ñu teg nag ci digg tëli bi di organiser ay conférence religieuse xar kanam bi nu mel ñu nemmeeku ko ci quartier yi ci weer bu sell bi di weeru koor li nu mel nag indil jafe-jafe ñi nga xam ne ñooy romb ak dëkkandoo yi xar kanam bii nag nekkul loo xam ne moom la diiney islam jàngale. mooy le fait ñuy baare tali bi. tamit tali yu mag yi ci conférence yi loolu tam dafa nekk mbir moo xam ne wax dëgg yàlla islam rafetlu wu ko parce que da ngay lor sa mbokk jullit di lor sa dëkkandoor. yàlla dégluwu ko l'islam laa tazlimuun wala tuzlamuun doo tooñ deesu la tooñ l'islam bëggul nit ku déranger mbokkum jullitam wala mbokkum nitam moom dëkkal am na ci ñu wérati am na ci ñu bëgg a dem war a doxi urgence war a yóbbu malade war a dem lijjanti ji seen kër nga baare yoon wi rafetul ce n'est pas bonne image. Imam Mokhtar Ndiaye ak Serigne Modou Bousso Dieng ñaawlu yenn saay ñàkk weg yi nga xam ne organisateurs yi dinañ ko def nit ñi rawatina ñu yokk son bi ba kenn du dégg ñu naan dañuy amal ay conférence ci wàllu diine. bokk tamit nuisance sonore bi wàllu rajo yi tamit wax dëgg yàlla war nañ ci wax parce que tamit jàkka yi tamit wax dëgg yàlla lu baax la ñuy def mais aussi mu bañ a ëpp parce que islam aussi lu ëpp rek bëggu ko islam bëggul lu exagéré donc ñuy wàññi rajo yi. rawatina kaset yi ñuy teg yenn heures yi ay 3 heures du matin parce que islam dafa am ibada am muamala muamala occupe 70 fois dans l'action wu nit ki
mu amal boobu nag boo ko respecté wul sa jaamu yàlla mënul am solo foog nga respecté sa digganteeg sa nawle bi nga dëkkal bañ ko déranger ci guddi gi. ñoom ñu jàpp ne sax ñi nga xam ne ñooy waaraate ak ci def conférence yooyu ñoom tamit kenn demul ñu des. li ma ci metti nag te jaaxal ma mooy ñi ko waroon a aaye ñoo koy def ñi koy def ay islamoog lañ da ngay fii dañu baare yoon bi parce que oustaz diw moo koy def oustaz diw xanaa deful li ko lislaam digal digalu ko mu baare yoon bi lislaam digalu ko it mu yokk micro bi ba mu ses muy wax. thème yi ñu ciy abordé nit ñi itam duñ ko appliqué ñaata yoon ngay gis ñuy def ci conférence yi affaire u dëkkandoor te nit ñaa ngi gën a lor seen dëkkandoor ñaata yoon noo ngi traité affaire u sëy mariage te tey divorce yaa ngi bëri ci réew mi. bu dee article 7202 ci jamono ji nangu nañu daal di defal sunu caada ak sunu diine waaye lépp loo xam ne jëm na ci wàllu sonorisation dafa war a am lii di autorisation waaye ñi nga xam ne ñoo nekk organisateurs yi autorisation bi nu mel duñ koy faral di wut. tàggat yaram ak football sunu gaynde yi Sénégal nag ña ngay waajal Russie 2018 tey nag ña nga fas yéene rek tàggatu ca stade Fodé Wade bu Saly muy gaynde yi nga xamante ni niñ ko waxee rek kon ña ngay waajal mondial bu mag boobee tàggatu gi nag dañu ko ubbi rek askan wi ngir ñu mën a ñëw nag seetaan sunu gaynde yi nanu fas yéene rek kon waajale Russie bi di ñaan rek sunu borom yóbbu leen ci jàmm ak salaam ñu jéggalu ci xët yu njëkk yu yéenekaay mbokk yi fi la ñuy tàggatoo ak yéen rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm te